bisimilah ci xibaar yi ak làkk gu métti moom la ñuy nemmeeku biig fa li nga xam ne ni moom mooy ca marché central ba nekkee ci diwaanu Kaolack lu ci tolloog juróom benn cantine ak benn magasin boo xam magasin bu mag la te ku dëkk Kaolack xam na ko ndax ci wàllu cosmétique la yëngu ñoom ñoo tàkk kon ba jeex tàkk li waral lakk-lakk gi nag xamuñu ko waaye li wértuwu daal ay koppar yu takku moo fa soppaliku doon dóom sapeurs-pompiers yi nag amoon nañu loolu ay jafe-jafe ngir mën a fay lakk googulee capitaine Sada Dia am na ci ay leeral yu mu ci indi ñu teewlu ko ci micro Alassane Ba. comme ni ñu ko baaxoo di defee donc automatiquement suñu engins yi dañoo décalé ce qui fait que à minuit 20 premier engin bi déjà yegsi na donc commencé na déjà liggéey bi et moom it aussi bu mu yegsee ni ma gisee safara bi tout de suite dafa laajee renfort donc ce qui fait que tout de suite après ñu ñëw wàllu si ko mooy engin bu njëkk ba. tàkk-tàkk moom bu amee ci marché liñ ci gën a ragal mooy mu law te kon dañ koy sant yàlla quand même bi tàkk-tàkk bi amee ci magasin bi ci bâtiment bi plutôt bi nga xamante ni R+1 la bi nga xamante ni am na ay dépôt yu nekk ci biir à l'étage 5 dépôts am nañ gis nañ ko ci biir ak aussi am na am ngandam magasin ci suuf aussi boo xamante ni ay produits divers moo ci nekk donc loolu yëpp bu amee yàlla dimbali ñu quand même ñu xeex ak moom lu mot pratiquement juróom benn waxtu donc pour mën cee génn et loolu pour ñu mën ko def il nous a fallu ñu mobiliser quand même fanweer ak juróom yi nga xamante ni sapeur pompier dont ñaari officier man mii ak commandant compagnie Fatick bi nga xam dafa ñëw renfort bon li fi yàqu moom bëri na parce que bu ñu xoolee tey bâtiment bi fu mu toll mën nañu ne daanaka pour lu ñu fi mën a sauver ci biir néew na parce que mënoon na fay gën a law te bu lawoon peut-être leneen mënoon na fi yàqu surtout que bu ñu xoolee bâtiment bi nu mu bindoo bâtiment bu mag la boo xamante ni dafa nekk ci tali bi mais ci kanam aussi dafa ay cantines yu ko wër donc de part et d'autre te moom ci angle la nekk donc loolu yëpp nekkoon na ay facteurs yoo xamante ni mënoon na tax safara si gën a law mais comme ni nga ko waxee taal vraiment dañu koy sant yàlla ça s'est bien passé xawoon na métti trop mais au bout de 6 heures quand même les gens se sont donnés. waaw lu ko sookee loolu nag wax dëgg fi ñun on n'est pas mënuñu ko wax quand même loolu c'est enquête bi rek moo ko mën a leeral après donc je crois que sama mbokk soldats policiers yi peut-être ñoom ñoo mën a répondre ci question yooyu. mu ngoog loolu day kàddu yoo xam ne ñu ngi ko nangoo ci commandant Sadio Dia musiba am fële ci diwaanu Louga Khady Dia ak toll ci ñaar fukki at ak juróom-ñaar moom la ñu fekk ñu rey ko yeew loxo yeew tànk yi daal di koy jóor ci benn fosse loolu yi kon ma nga amee ca quartier Bagdad nekk foofee ci diwaanu Louga ay way juróom def nañu ñaari fan doon ko wër dañuy dem ci diwaanu Louga fekk fa Omar Kayre. ci dimanche jii rek ay waajuram andi woon nañ ab communiqué ci station Walfadjri bu Louga ngir yëgle réeruk seen doom ji waaye mësuñoo yaakaar ne Khady Dia ñaari fan gannaaw ba mu réeree bu ñu koy gisaat dañ koy fekk mu ñàkk bakkanam néewub xale bu jigéen bi nga xam ne mi ngi tolloon ci ñaar fukki at ak juróom-ñaar ñoo ngi ko gis ci altine ji yamook fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru mai ci boori 19h ci quartier Bagdad ci wetu station EDK bu Louga ñenn ci ay jegeñaaleem doon ko wër ñoo tase ci bërëb boobu ak ñenn ci waa gendarmerie ñoom ñi dañu leen a informé ab cadavre bu ñu gis ci genn kër bu kenn dëkkul booba Khady Dia la ñoo ngi ko fekk nag ci benn fosse septique ci kër googu nga xam ne noppeegul ñu daal di takk loxo yi saañ gémmiñ gi muur tamit bët yi ak ay morceau sagar jafe woon lool sax ngir ñu xàmmee ko ndax état de décomposition bi mu nekkoon kenn ci ay frère am moo ko xàmmee ndax ab lam bu mu takkoon ci loxo bi ci la ko identifié laataa nag ñu koy yóbbu ci morgue hôpital Ahmed Sakhir Mbaye bu Louga ci quartier Santhiaba Nord bi nga xam ne fa la dëkk ca kër ga nag tiis ak njàqare nga fay seetlu ci seen doom ji génn àdduna police nag moom ubbi na ci ab enquête ngir mën a leeral anam yi nga xam ne moom la Khady Dia mi génnee àdduna moom mi nga xam ne da doon liggéeyu kër Oumar Kayre Louga Walfadjri. jaajëf Omar Kayre ñu ngi lay sant di la gërëm Mbulaxteen Kuluk di benn gox boo xam nga nekkee fële ci commune di Jaga Ñaaw xonk cuur la def démb askan daanaka kenn desul du góor du jigéen du mag du ndaw ñoom ñëpp ñoo maas wàcc ci mbedd mi gàllooy sagar yi xonk cuur boole ko gàddu seeni pancarte di fësal jafe-jafe yi nga xam ne la ñuy dund Kuluk amul ndox amul courant amul barab fajukaay bu baax yoon moom na ma rey dañuy dem ca Kuluk fekk fa Ibrahima Ndiaye. doy na moom mooy yuuxu bi nga xam ne moo jëp ca kaddu ña yeewoo ca Mbulaxteen Kuluk nekk ci commune Njagañaaw gannaaw ba nu doxee nag lu toll ci 3 kilomètres ak lu teg ngir rek ñu dégg leen. ñii wax ne waa Kuluk sonn nañu waa Kuluk damm nañ dee nañ tàyyi nañu. Kuluk Mbulaxteen nguur ak Sénégal di ko fàtte ci lépp gannaaw ba ñu nekkee fi nga xam ne dem fa jafe ne lool daanaka dara amatu fa. amuñu courant amuñu ndox amuñu wér bu fajukaay bu baax amul yoon bu baax. amul bëri bu fajukaay bu baax amuñu école yu baax école yaa ngi ñuy jàkkaarloo
miirewuñ ko amul douche classe yi doyul kulub nelawuñu guddi nelawuñu bëccëg guddi amuñu courant loo yeewu ñu yeewi ko boo bëggee dem sonn. ñu bay leen ak seen bopp fàtte leen askan bi yeewoo ci zone Bafon bu Mboulokhteen Kuluk nee na daal wote yi ñu dëgmal duñ ca bokk mukk bu fekkee ni dund ak wereyaan gi ñuy dund moom la ñuy wéyee rek ci dara soppeeku wu ci. ñuy interpellé suñu autorité administrative yi di leen xamal ne la Kuluk dañ koo fàtte ci lépp Kuluk fàtte nañ ko ci lépp. suñu bëggee dem mu metti trop ci ñun tey boo jógee Ndakaaru da ngay paas 1000 francs mais pour nga dugg ci zone bi da ngay obligé jël kalandoo fay 4000 francs wala 5000 loolu nag lañ bëgg mu jeex. amuñu robinet dañuy rootaan amuñu ay matandike yi fi ne yu soril ma di leen xamal ne zone Bafon yaramu màgget la foo laal léppay métti. bëgg nañ lycée parce que lycée bi xale yi di jànge amul fii mi ngi toll ba mën na 4 kilomètres xale yi di ko dox. école bi amul collectif amul toilette xam nga nit ñi sonn nañ sàccu jur yi moom mooy population parce que nit ñuy sàccee dañuy ñëw sàcc la ba pare rey la. Thiès Walfadjri Radio TV Ibrahima Ndiaye. jaajëf Ibrahima Ndiaye ñu ngi lay sant di lay gërëm ñeneen ñu am leen métti ba mu jaral leen wàcc ci mbedd mi amal ay manifester ñoom ñoo askan wa dëkkee fële ca Médina Bokar Si di benn gox boo xam ne ni mu nga nekkee fële ca département bu Bounkiling ca diwaanu Sédhiou boobu ba léegi ñu ngi daw ci ginnaaw kilifa yi di sàkk su ñoom courant waaye dara leen gën a métti moo di poteau électrique ya ñu fa sampoon ci jamono ji ñuy waajal jangante yu mbir yi ñu weesu waaye ba élection yi jàllee ci lañ leen gëj a teg bët Bokar Si moo yëkkati kàddu yu ni mel ñu teewlu ko ci micro Lamine Bayo. suñu électrification courant électrique bi ñu fi indi depuis 2013 veille élection locale 2014 ñu fekkewoon ko fii ñu amoon ci kontaante lool ñu gis poto ñu taxaw gis ay fil door leen ci dëkk bi waaye boobu ba léegi 2013 ba léegi gisuñu loo xamante ne xàmmee nañ ko 2013 boobu ba léegi ñu ngi xuus di dugg ci lëndëm ci sondal yi ñuy taal sondal ñuy taal ay lampe tempête ñi pour mag yi ñee léeg-léeg sax jafe-jafe bi ñu gën a am mooy que panneau solaire xam ngeen nu mu géré du ku nekk moo koy am ñi am jot nañ taal ñi amul jotuñu taal comme nag tey ci dëkk boo xamante ne ñun moom ñëpp war a ànd dañoo jugé nécessaire que ñu taxaw fi ñu wax ba fu président de la république ñu ne ko nañ ñu jàppale sonn nañ dëkk bi fii sonn nañ tey kenn naatable woon ne dëkk bi taxaw bu ñu taxaw ci wàllum politique ci wàllu yeneen ak yeneen ak yeneen kon nag nañu déglu parce que def nañ ay démarches pour ñu am courant dem nañ Sédhiou dem nañ administrative même dem nañ Sédhiou dem nañ Ziguinchor dem nañ fii ba Dakar waaye gisuñu ci loo xamante ne xamee nañ ko suñu coow suñu métit fii rek lañ ko mën a coowee pour Sénégal yëpp xam ko Sénégal yëpp yëg ko ne poto yi ci biir nawet dafay daanu te xam ngeen ne poto bu taxaw bu daanoo ci kaw nit xam nga loolu moom problème kenn mënu ko régler problème boobu. ñu wax ci joŋante bokk moomeel yi ñuy jéem askan wa dëkkee fële ca Pikine ca Ndar nee nañ waxtu wi jot na ngir ñu dog bum bile Ndar ku fa mos a falu Pikine moo la fal waaye amul lenn loo fa mën a joxañ ne lii def nañ ko fa ñoom politiciens yi loolu la ñu wax ne dafay jeex ba tax ñu fas yéene mobiliser doon benn say fas yéene wane seen bopp ci élection mairie yi ñëw loolu ñu ngi ko xamle ci benn ndaje mu doon seq démb ak taskatu xibaar yi Moussa Thiam moo wax ci seen kàddu ñu teewlu ko ci micro Gabriel Barbier. tey jii ñun ñoo aaye ñoo xam ne tey ñun ñoo jël sunu destin en main maanaam sunu ëllëg ak sunu ay ëllëgu njaboot tey moo tax ñuy xeex di wax ni nag kaddu gi nga xam ni dañ ko doon waxee si turu Pikine te doomu Pikine daawuñu yëg daawuñu tin loolu jeex na tey pacte juddu na ngir taxawal boppam ngir waxal boppam ngir jëmmal boppam ngir doxal boppam donc dana bëgg loolu mu leer ndaxte dañu yàgg di néewal doole jàkk noo jox fayda ba fan yi am na projet boo xam ne Promoville la tudd defal nañu yenn quartier si Ndar goudron Pikine amu ko ñuy laaj monsieur le maire mu tontu nu lan moo tax Pikine ak lu tax mu ñàkkal fayda Pikine ba Pikine boole ko si projet boobu. nee na aussi def na fukk milliards ak juróom ak nu mu baree nee na def na ko si Pikine pour assainissement bi te loolu tegulu si bët nan wax xaalis ba fan la ko dugal fan la ko suul ci ban boor la ko jaarale ba xaalis boobu dugg ci waa Pikine yëgulu ko di ko wax ni tey taxaw nañu ngir jëmmal Pikine dooleel Pikine kaddu gi nga xam ne ñu ngi doon waxee si tur Pikine nan ko bàyyi bu ñuy waxte nanu ñëw fii woo doomu Pikine yi ñu waxtaan ak ñoom ba juboo parce que booy def mbir te woowoo ci ñi nga xam ne ñooy ndey mbili ji loolu mooy li ngay def da nga ko def contre ñoom.
Moussa Thiam Barthélémy Dias sampani ndëndam nee na yéenam ak bëgg-bëggam mooy ngar daaju mairie bu Dakar ndaje nag mi ngi doon seq démb ak taskatu xibaar yi occasion loon mu dal di ñaawlu koppar yi takku yi nga xam ne nee na njiital réew Macky Sall jëlee na ko ci mairie bile Barthélémy Dias ñu teewlu ko ci micro soxna Fatoumata Seye. nga dégg Barthélémy Dias yi ngi yëngatu ngeen ne da ngeen di yónnee nit ñi ñëw gestu ci mairie bi ma leen di dalal wante dama bëgg a wax ci leer yaa leen xam cour d'appel yaa leen xam cour des comptes yaa leen xam ban cour ngeen di woo man Barthélémy Dias ak ñu ma àndal su ci yàlla àndee incha allah dinañ candidat mairie de Dakar incha allah parce que yéen di ngeen gis ci tableau bi di ngeen gis benn total de 687 millions 152 mille 820 francs loolu mooy taxe yu ngeen xam ne ni état du Sénégal jël na ko suñu biir commune ci année 2020 te loolu état bi joxoon nañu ko 2017 2018 2019. Macky Sall nag man bind naa fi lettre jëbbal ko ma ko noonu jëbbal mu ne ma na nga woo ku yor le centre fiscal dama bëgg a wax ci leer Dakar a sa raison d'être. kon y a des programmes comme le pavage le lait à l'école l'éclairage public des programmes avec des volets sanitaires ñu nga xam ne ni la ville doit les porter moo tax Abass Ndao doit rester sous la responsabilité de la ville de Dakar mais on ne peut pas faire un acte 3 il n'y a aucune évaluation kenn xayumoo ko kenn xoolul affaire bi lan moo ci baax lan moo ci baaxul lan nañ ko noonu liggéeyaatee nuñ ko noonu xoolaatee nuñ ko noonu doxalaate nga ne boo maintenant yow da ngay indiwaat beneen loi boobu man personnellement ci dëkk bi laa nekk. ci ndaje moomee Barthélémy Dias yëkkati na ay kàddu ko daal di ñaaru taxawaay opposition bi mu ne daanaka ay opposition sano lañu lu bari mu ngi xew ci réew mi daanaka duñ leen ci dégg loolu nag jur na ak waxtaan tey ci askan wi bu ñenn ñi jàppee ne loolu Barthélémy Dias wax dëgg la ñeneen ñoom gisee wuñ ko noonu Moussa Sène jot na cee daje ak ñenn ci ñoom ñu teewlu ko ci reportage. mu wute lool ak jamono bi Abdoulaye Wade di nekk opposant mu ràññeeku woon lool tey nag Sénégal daal di am wopp opposition loolu sax maire bu Mermoz Sacré-Cœur di ko dëggal ni rek Sénégal amul opposition Claude Sambou gisul li ni mel moom mi wax ni rek opposition Sénégal day daal di réagir situation dëkk bi fu muy toll. gis naa ni opposition dana réagir mais du tout le temps ça dépend situation bi nu mu demee léegi nag ku ci nekk mën nga am sa lecture bopp. Moustapha Mbacké Sané nekk ni rek opposition am na ci Sénégal waane lii problème am mooy yokkute parti politique yi nga xamante ni dañu am jafe-jafe ngir boole seen doole. opposition am na mais la parti politique yi dañu bëri trop te bëriwaay bi bu ñu amuñu kii maanaam dañu war a mànkoo parti politique bu ñu mànkoo rek mun nañu am doole. opposition bu maître Abdoulaye Wade wute lool ak opposition bu Macky Sall buñ sukkandikoo ci Ibrahima Gueye mi wax ni rek Pape bu soppi moo gënoon xarañ opposition bi nga xamante ni dafa oyof toll. non jamono bii ak jamono Abdoulaye Wade wute na parce que jamono Abdoulaye Wade moo doon le vrai opposant parce que opposant boo xam ne la woon nit ñi gëmoon nañ ko. bëgg nañ ko te lu mu waxoon rek ils étaient prêts à aller jusqu'au bout bon loolu nag léegi nag moo xaw a manqué opposition bi. ñi ñu taataan suñu kàddu ñoom nag ñoo bokk gis-gis ndax li ñu wax mooy parti opposition Sénégal yi dañoo war a lëkkaloo boole seen doole ngir rek contrecarrer li nga xamante ni moom la gouvernement bi di def te jaarul yoon ngir ñu xàcceendoo dóorandoo. jërëjëf Moussa Sène Thierno Alassane Sall ma nga woon ci Tivaouane Peulh ngir jàppale borom kër yi nga xam dañ fa daane seen i kër te boobaak léegi toon daanaka ci at gannaaw nag ba mu ñaawloo jëf ji njiital République des valeurs ma ngay daal saako ci njiital réew Macky Sall mu wax si lii balaa beneen ndengaleer di fi amaat Thierno Alassane Sall ñu teewlu ko ci micro Nazib Sagna. yoon Sénégal dafa tëral ni bala ngay yëkkati kenn ci dëkkuwaayam ak nu mu munta demee ndax Sénégal fii faq dëkk moo fi gën a yaatu bala nga ko yëkkati da nga war a def décret fay ko ay impensam ba pare jàppale ko ci fan la war a dëkk ji nga génne ay doomu aadama fayoo leen seeni impense ci say pexe nga ne leen pour defal leen dinañ leen jox 20 hectares ci fii ngeen nekk ba mu yàgg ne 20 hectares yi sax mënuñu ko leen ko jox parce que dafa am kuñ ko affecté woon affecté ko 100 hectares fukki at ci ginnaaw waaye ñu taxaw tuut ci affectation boobu dama ne ay lobby
suuf dañu ŋànk Sénégal di ci am alalu ju bëri ci suufu Sénégal yoo xam ne ñun ñëpp a ko moom loolu tax ñun mënuñu d'accord ci lu mel nii te dañuy wax président de la République na jàngaat li fi xewoon fan yee weesu parce que loolu lépp lu ko waral mooy xolu doomu aadama yi fees na xolu Sénégalais yi fees nañu dañ leen di bund xataal di doxaleeg ñoom fii ci seenim réew comme ni Israël di doxaleeg Palestine fële ci Palestine moo am fële Ndengaleer ba keroog yëngu na fa waaye Ndengaleer waroon na yee président de la République lii bu na ci jël ay matuwaay bala beneen Ndengaleer di am fii. askan wa dëkkee ci Liberté 6 ña nga gàddu seen i yoxo topp ci mbedd mi yuuxu wàllu li ko waral nag moo di liggéey yi ñu fay amal mu soxal berte bi lee benn mëntuñoo dégg dara ndax riiru seen machine yi lee ñaareel bi xamatuñu luy nooy di saf ndax poussière yi ñu leen di xër saa su ne situation bu metti moom la ñuy dund ba tax ñu yëkkat seen kàddu di sàkku ci kilifa yi ngir lu ñu mel kat ñu jël ci ay matukaay yi Ndiaké Mbaye Pape Samba doxantu ji woon nañu fa ñu teew leen ci reportage. pënd ndox mu bon ay kër yu toj yooyu bëri loolu lii moo lay teeru ca Liberté 6 koñ bile liggéeyub bus rapide transit bi ñu fa tàmbali moo leen di jural yile jafe-jafe ba tax na askan wi di nettali lu metti li ñuy dund saa su nekk. bi ñuy def nii liggéey bu baax la waaye dafa am lu mu àndal ay gàllankoor li tubaab bi wax nuisance ci nuisance yi nuisance environnementale am na ci maanaam jaww ji ak dëkkuwaay yi nuisance sonore loolu dafa def ba ñi fi dëkk dañu am problème. mbir yi ba léegi amagul benn saafara donte wax nañoo ñi jiite bi lépp gox ak l'AGETIP. à AGETIP on nous a mis en rapport ak ay nit ingénieur bi déplacé wu ñëw ba fii lañ doon sollicité mooy canalisation yi ñu bàyyi ko parce que bouché na fi 2 ou 3 fois H24 dañuy nekk ci pathologie ci ndox mi. j'ai été à la mairie j'ai vu l'adjoint au maire j'ai discuté avec lui mu ne dina dem AGETIP bu demee AGETIP il va discuter avec ces gens là pour que ñu ñëw au moins di arroser 2 fois par jour rien n'a été. lii waral ñu yëkkatiwaat seen kaddu di woo nguurub Sénégal. mooy nañu jox considération nit ñi c'est-à-dire que lépp ñu considère les populations mais dañu ñëw vouloir def seen ay liggéey sans tenir compte des préoccupations des populations ñun ay nit lañu fii ñun ñoo ko moom kenn may ñu ko ku nekk sa kër yaa ko jënd ak sa xaalis. L'espace là nous appartient. Ils viennent faire leurs travaux, mais qu'ils nous prennent en compte, ils nous donnent respect. nañu ñëw lii situation bi qu'ils l'arrêtent et qu'ils le changent. liggéeyu BRT ci diwaanu Ndakaaru bëri lool ay gàllankoor yu mu indi ci yenn ci ay gox ñi dëkkee ci Liberté 6 desuñu ci ginnaaw benn yoon daanaka jamono ji yuuxu wàllu rek moo leen dese. jërëjëf soxna Ndiaké Mbaye jàmm nag dellu soir fële ci diwaanu Casamance loolu yi mooy li yitteel mbooleem bànqaas ci kuréelu mbootaay gii di MFDC am ndaje mu yaatu moom la ñu woote woon ci njiital jigéen ñi nekkee ci Bois Sacré ngir xool daal naka la ñuy waajalee jotaay waxtaan yi nga xam war naa dox seen diggante nguur gi lee tënk nañu fa nag ab plan d'action muy aw turin woo xam ne nii ci la ñu fas yéene sukkandiku ngir jàmm mën a dellu si foofee ci diwaanu Casamance Seni Badji moo wax ci seen kàddu ñu teewlu ko ci micro Amady Khalil Diémé. lu ñu ut lu jëkk mooy képp ki nga xam ne yaa ngi MFDC te nga nekk Casamance bu ba nekkuloo fii Casamance ñu ne suñu xalaat mooy problème Casamance dañ ko jeexal si table bi ñun loolu lañ gëm te ñu ngi ñaan ñi xam ne loolu lu jar gëm la. ensuite dañu ne ñun tey dañu tase pour ñu mën a d'accord sur suñu plan d'action bi am nañu bureau bi moo ko teetaan léegi les jeunes politiques dañu ñëw pour ñu seet est-ce que liggéey bi baax na ou bien baaxul ñaari fan lañu fi def tey mooy suñu ñaareel fan. donc si liggéey boobu lu ñu bébét mooy pour ñu mun a yegg état du Sénégal ak MFDC sur des accords de paix dañu ne suñu sukkandi si lañ la ñuy sukkandi ko ñu xalaat ne bu nañ si yegg bu njëkk bi mooy am nañu liggéeykaay jutukaay mooy suñu plan d'action dañu ko waxtaane bu ñu ko waxtaane ba pare dañu ko tettaat ñu segaat ko ñu xalaat ne lu jar def la. ñaareel bi mooy ñun dañu engagé ñu xam ne xeex gànnaay du solution te bëgg nañu ñi déglu ñu ne xeex gànnaay du solution dañu gëm ne lu lépp dafa nar a yem ci table de négociation bi. ñu ñëw ci ñetteel point ñu ne ñun de ñu ngi tàll suñu loxo képp nga xam ne yow waa Casamance ga yow waa MFDC nga xalaat ne li nga xalaat mooy Casamance am jàmm ñu ngi lay tàll suñu loxo.
talaata tey jile moo di bëccëg bi ñu jagleel wàllu musée yi suñu réew nag du suñu gaal fas yéene ci bay waaram musée nag bu ñu ko waxee rek moo di barab yi ñuy exposé yenn xeetu jumtukaay yoo xam ne nii daanaka moom li réew mi la donte le sax xam nañu li ko tax a jóg waaye ñu bari si ndaw dañ ne duñu fay fal di dem ndax amul lu muy yokk ci ñoom ajiku na jëy jot na cee dajeek ñenn ci ñoom ñu teewlu ko ci reportage. musée nekk na bërëb bu ñuy fësal ak di fa denc ay jumtukaay yu ñu jàppee moomeelu askan wi waaye njariñam ñu bari ci ñoom dañu ko umpale. parce que je vois pas tellement l'importance. déedéet man mosuma visiter musée lu ko waral mooy dama gisul benn njëriñ rek jëme si li ni mel léegi si ndaw ñëpp daanaka lu ñu gën a teg seen gët moo di ay wàllum recherche jaare ko si ay jumtukaay li ni mel kon nag tax ba gisuma benn importance ngir dem di visiter ay musée li yëpp kon moom moo tax ba duñu dem benn yoon si yile musée. dans les musées en fait. Sabana di ab ñagamaar gabonaise jàpp ni lu jig njàkk jumtukaayu xarale yi ñoom ñooy njàkk ñoom ñi leen yombalal lépp. non peu importe le musée non. déedéet musuma dem ci benn musée mu nekk bu Dakar wala feneen musuma cee dem benn waaye xam naa njëriñam day tax nga gën a xam ñun jeunesse bi amuñu habitude di dem ci yenn bërëb yooyu waaye ci internet bi rek nañuy limité wu ngir def suñuy gëstu parce que moo ñu ko yombalal. on se limite un peu sur internet. ngir ñaax ndaw yi ngir ñu mën a dem foofee ca musée yi Moustapha André Diop moo ngi fësal li. parce que dañ leen ci tàggatul dañ leen ci joxul information yi ci war parce que tamit même buñ ko xamee aussi. ci dégg rek lañ ci am romb xam ne fii mooy musée nangam mais peut-être duñu xam en fait la vraie valeur de l'endroit maintenant dañ leen war di gën a tàggat ci loolu war leen gën a jàngal loolu war leen ko gën a xamal. musée li ko tax a jug mooy ñëpp mën a jot ci jumtukaay yi ñu bind ne askan wi moo ko moom bërëb bile di wane njariñu la fay nekk bokk na ci wàllum art technique science histoire ba ci ay bànqaas yiy wax ci wàllum tolluwaay jamono waaye nag ñu bari ci askan wi duñ fa teg seen tànk ndax dañoo umpale li ko tax a jóg.